waaye français lan na gooru Sénégal waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xam nañu saamu yi cere gi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar. am nañu mbégte lool fas yéene ànd ak yéen ci seen émission xam sam réew ku xam sam réew nag war a xam ñooñ sam réew ak goxi sam réew tey jii nag ñoo ngi fii ci Déqale sama gannaaw yéen a ngi gis barabub maanaam bàmmeelub Lat Joor Ngoone Latiir Jóob doonoon dammeel du Kayoor li ñu fii di nag tey li ñu bëgg a leeral mooy moom Lat Joor amoon na jëmm joo xamante ni yàggoon na ak moom lool muy Demba War Sall waaye gannaaw bi wax ji bari na lool ci diggante Lat Joor ak Demba War Sall ñii wax ni Demba War dafa war Lat Joor ñii wax ni Lat Joor moo war Demba War ndax moo dem wuti nit ñu bees loole nag moom la ñu bëgg a leeral tey ànd ak jëmm joo xamante ni bii ci wetu waajuram wu jigéen Lat Joor mooy maamam ci wetu waajuram wu góor Demba War mooy maamam muy Sangoné Sall Sangoné Sall la ñu fas yéene àndal ngir diggante yaari maamam yooyu ñu jéem a jàngat li nga xamante ni bii moo ci xew ndax fi ñu taxaw tey fi la Lat Joor daanu le 27 octobre 1886 am ñu wax ni Demba War mi ngi àndoon ak tubaab yi doon fetal Lat Joor muy capitaine Valois am ñu wax ni bu ñu jotee néewub Lat Joor ba denc ko tey fii ci Déqale yàlla ak Demba War Sall moo tax kon bokk yi ñuy seetaan dañu fas yéene ànd ak yéen ngir indil leen ay leeral ci diggante Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ak Demba War Sall ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xam nañu saamu yi cere gi soose. mbokk yi ñu seetaan am nañu mbégte lool dellu ci seen émission xam sam réew ni ma leen ko waxee woon rek ku xam sam réew war a xam goxi sam réew ak ñoñ sam réew gisoon ngeen ñu ca Déqale mu am lu ñu leen digoon kon ñoo ngi fii tey Sagata fan ci Sagata ñoo ngi ci pays bu mag bi nga xamante ni bii fi la mbir yi daan lijjanti ko ndax fii ci Sagata dammeel Lat Joor Ngoone Latiir xam ngeen ni doon na fi chef de canton ci 1869 loolu yëpp danañu ci dellu si waaye ni ma leen ko diggee woon ñoo ngi fii ak koo xamante ni bii Lat Joor Ngoone Latiir mooy maamam ci waajuram mu jigéen waaye Demba War Sall mooy maamam ci waajuram wu góor muy honorable député Sangoné Sall moom nag ni ma leen ko waxee woon moom la ñu fas yéene àndal ngir jàngat li nga xamante ni bii moo doxoon ci diggante yaari maamam yooyu di Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ak Demba War Sall bala may sori nag ci waxtaan wi damay bàyyi honorable député Sangoné Sall mu nuyoo ak bokk yi ni seetaan honorable député. merci Sylla maa ngi kontaan nga ñëw fii ci Sagata sama kër baay fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yar fii laa fekk baax sama ndey fii la fekk baax ndax comme ni nga ko waxee Jóob la sant te ma fekk baayam Lat Joor ko jur kon moom waa Sagata la sama baay nag baaxama fekk ndax man tukulóor laa jóge woon Fuuta yàgg lool nag Kajoor depuis 1600 waaye nag sama baay yàgg na fi ndax sama baay nekk na fi chef de canton depuis après 14-18 bi mu jógee ci guerre ba lañ ko fal fii
donc am na fi presque 40 ans il est fi 336 villages autour de Sagata. Sama papa nag Barguet bu naa ma jooro ko jur bokk ak Demba War ndey ak baay donc li nga wax dëgg la ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ci man ñaari histoire bi waxtu bu ñu koy wax damay tiit bi ma gën di gone sax boo ma taane dégg ñu wax ci histoire bi damay tiit ndax danañu wax ci Lat Joor lu ñaaw mbaa ñu wax ci Demba War lu ñaaw te booba ndaw laa duma ko mën a supporter moo taxoon ma gënoon a intéressé wu ci histoire bi ba xam ci lu ak lëf xaw ma ci lu bari du ma historien yi nañu ma jéggal du ma historien de man juriste la licencié en droit de l'université de Dijon du ma historien waaye je me suis intéressé à l'histoire parce que dama ko vivre te itam dafa nekk loo xam ne lii dama ko dégg ci sama baay mi ngi tëdd ci gannaaw te nekk na fi comme ko ci ñeent fukki at te sama baay da ko doon ci baayam lii mu yor et cetera donc ça fait yàgg nañu fi depuis 1600 aux environs de 60 aussitôt bi Lat Joor nekkee Damel Lat Joor nekk na fi chef de canton nekk na fi Damel waaye nag nekk na fi Barguet avant mu nekk sax. honorable député loolu dinañu ci ñëw ndax dama la doon bàyyi pour nga nuyoo ak bokk yu ni seetaan waaye léegi li ma bëgg mooy sa yaari maam yooyu nga xamante ni am na lu doxoon seen diggante ndax ñoom seen diggante yàgg na Lat Joor bi muy xeex ak tubaab bi ci ngol-ngol mook Demba War ñoo ko àndoon Looro ñoo ko àndoon bi ñuy gàddaay di dem ci Maba ñoo ko àndoon kon yàgg nañu lool waaye mu mel ni dem na ba seen diggante amoon na ay jafe-jafe waaye ba lu ñu ci ñëw dama bëgg nga présenté ñu sa yaari maam yooyu kan mooy Lat Joor boo noppee itam nga wax ñu kan mooy Demba War. waaw wax ci sa bopp dafa métti surtout booy wax ci sa bopp di ci wax lu baax ndax léeg-léeg ma seen ci rajo bi nit ñi kuy wax ci baayam wala ci maamam bay sar taaj ko tey ndax booy wax ci sa bopp ñaare booy exagéré doo ko yëg waaye ñaar ñi nga ma wax nag wax dëgg yàlla ñaar ñu baax la ñoo xam ne am na lu rôle bu ñu joué ci Kajoor ci Sénégal ndax Lat Joor koo xam ne 16 ans 17 ans nga nekk Damel te la ko jiitu nekkoon nga Barguet du yàlla defaroon amoon na il était favorisé et par la nature et par le bon Dieu. ak may la amoon daal ak may la am 17 ans nga nekk Damel te la ko jiitu nga nekk Barguet mu nekk ko fii ci Sagata Barguet googu sama maama ko fi remplacé ci jur sama baay man bi moo ko fi remplacé bu naa ma joor ndax bu naa ma joor ci jaraafi Mbawoor la woon boobu naka ak jaraaf ca Mbawoor jaraafi Mbawoor boobu muy yilifoon Mbawoor gépp bi mu ñëwee fii nag ñu fal ko Damel la ko remplacé mu nekk Damel Lat Joor def na 42 batailles guerre je sais pas comment on l'appelle waaye li mu def nag du li muy sama maam je défie n'importe qui li mu def kenn def amul kenn ku résister colonialiste pendant 30 ans di xeex guddi ak bëccëg arrêté woo ba kara bi ngay daanu dàq jeex néewuma amul ay résistants am na fi ay résistants am na ñu bari ñu xeex waaye wax ma ci ku xeex pendant 30 ans contre le colon waxuma nag xeexante ci suñu biir nun sénégalais wala nun africain mais tubaab bi nga jàkkaarloo moom di xeex ak moom ba mu ëpp 25 ans moom képp ko def. moom Lat Joor moom la ko def. amul keneen ku ko def waxuma ni amul ay résistants am na ay résistants ki nga xam ne yii ils sont très sérieux ils ont du mérite waaye li mu def bu jekkadee ni tubaab bi d'accord na maa yow waaye bu jekkaat yéen waat na fi nekk di xeex rek ak ñoom ba keroog mooy daan li mu def itam teegaa ngi nii yàqale moom dee rek moo fi sëb Sëriñ Tuubaa am lu mu la dig ñu wax la lu bari nga xam ni da ngay teey nga nangu ko assumé ko dem te xeex ba dee moom doo ko def keneen Moussa Bouridé dee na gile waaye ba tey
dañ doon xeex ci biir entre sénégalais ndax Alboury la doon xeexal waaye kii tubaab bi laa ni di xeex ak tubaab bi pendant 25 ans moom képp ko def keneen def moom képp moo ko def moom Lat Dior keneen defu ko kon ñëw nga ak ñun ci Lat Dior dañu bëgg na nga wax ñu kan mooy Demba War Sall. ooy Demba War Sall moom itam wax dëgg yàlla ku ci ne am ngay sikk def yor li ma ciy wax di baax lépp rek def naa léeg-léeg mu def loo xam ne lii mënees na koo wax bon par exemple lu mel ni Sidi Ndaxte yàlla def moo ko livré bañ partenaire am loolu fot maintenant quel est l'homme d'état bu ñu mën a jël fii tey muy Senghor muy Abdoulaye Wade et cetera ñu passé ak Macky Sall mi fi ne ku ci ne booy dem ba mu yàgg na nga def erreur maintenant dañuy def bilan total bi nit rek la et j'ai entendu le président Modibo Keïta en 1970 1962 je crois que c'était en 5e ou 4e dire seuls ceux qui agissent sont capables de faire des erreurs. Enfin, il n'a pas dit comme ça. Il a dit seuls ceux qui agissent font des erreurs. Ceux qui n'agissent pas ne font pas d'erreurs. Demba War Sall mooy kan boo daf daan wax kuy takk tubéy maa la man kuy takk tubéy rek man maa la man dafa amoon des faveurs de la nature mat na 2 mètres mat na ñaaxuma ñaata kilo amul ku yemaloon ci dayo ponkal aw fit amul kum ci yemaloon loolu it nañ ko dàq jàmbaar gaak fit waa dayo ba pare mu boole ci une intelligence supérieure lii la ko yàlla defal parce que Lat Dior bi ñu koy fal waru woon a falu Diop la sant Diop barket lay doon waaye du doon dammeel on m'a dit quelquefois nit ku sant Sall lu yoonam ci bami bi barket ma ne ah li tax Diop di dammeel moo tax Sall di barket li tubaab di wax rupture day am day naa dem ba mu yàgg am rupture ñu def ci dara waaye dem ba waaye tam et puis ginnaaw loolu mu am leneen intelligence ba j'ai lu un document récemment il paraît que c'était l'homme le plus riche presque du Sénégal dafa bari woon wërsëg bari doole bari xel bari fit bari pexe loolu yàlla la deloon noonu waaye nag am na lu mu woon jabootul Lat Dior am na une dizaine de filles am na une dizaine je dis une dizaine je ne dis pas 10 une dizaine de filles et une dizaine de garçons Bounama Dior sama maam am na lu ci jub sama baay am na peut-être je ne sais pas une dizaine de garçons une dizaine de filles moins de filles dafa de garçons Demba War ñetti doom képp la ko yàlla jox ci àddina te dañoo wax ni benn bis la ñuy judd ñu Sambalaw bi may sa dégg jëwriñ may Sambay mooy taaw ba Sambalaw bi may sa dégg topp ak Penda Thioro mi gën wax loolu foog ñii ñaar noonu laa la leen mën a présenter alors lu ñu ànd def ci àddina it ñoo ànd def ko ay bokk lañu it ñoo bokk ñoo menn maam bu ñu jóge ca Fatim Alima ñoo àndoon ca seeni maam aussi def coup d'état ba nangu pouvoir bi ci yeneen néeg yi nga xam ne ñoo leen falu ci Kajoor monopoliser ko fukki dameel ak ñett xaw ma ñaar ñoom dong ñuy seen benn néeg bi ñu ko loolu di tax ñu doon def ko dañoo déggoo woon àddina nag jagul dem nañu ba mu yàgg 25 ans de compagnonnage it bariwul ku ko fi def c'est de pouvoir pendant 25 ans amut waaye nag mujj na ñu fantasir. voilà kon dégg nañ la honorable député présenté nga ñu Lat Dior waaye présenté nga ñu itam Demba War Sall ñoom ñaar ñooñu nag mbir doxoon na seen diggante ba ànd ba neexatul woon te loolu ba léegi mu ngi am ndax gis nañu fi ay président de la république jël ni def ko jëwriñu ministre yi def ko premier ministre ñu dem ba mujj premier ministre ga doy waar mu génn ca ba mujj sax mu dem opposé ko ba wuutu ko ca palais ba doon président de la république gis nañu fi un président de la république bu jël ni def ko premier ministre muy dox ba premier ministre boobu génn créer parti di ko opposé kon ànd ak tàggoo fi la ñu ko fekk waaye ni ma ko waxee woon léegi ñaar ñii seenu ànd dafa yàgg rupture bi am seen diggante nag ñii nee nañu Demba War moo wor Lat Dior ñii ni Lat Dior moo wor Demba War ndax dafa dem wut ay ñeneen nit ñu bees ñii wax ni li tubaab yi ñoo dugg seen biir rambaaje leen li ñuy wax diviser pour régner
loolu la tubaab yi def am ñu wax ni ñoom caddu yi maanaam côté Demba War dañoo dem ba gis ni Lat Joor duggante woon na ak sëriñ si te nit dafay fiir ci nguuram dafay fiir ci pouvoir am gisoon nañu daal mu mel ni am na ñu wax ne dañu gis ni ñooñ l'islam maanaam sëriñ si ci mel ni Masek Ndoye ak Xaalima Jaxate Kala ñooñu Lat Joor jaxasoo woon na ak ñoom ba en 1879 traité bi mu def ak le gouverneur pour raay bi Ma Jaxate Kala moo signé ci plage Lat Joor ñu bëggoon nag tey benn par benn loolu doxoon seen diggante ba réeroo am nga ñëwal ñu ci ñu jël ko benn par benn ndax sénégalais yi bëgg nañoo xam diggante Lat Joor ak Demba War ñu leeralal leen ko monsieur le député. waaw ma jéem ci wax ndax comme ni ma wax man dama historien waaye nag dafa bari lu ma ci xaw a fekkewu ma ko mais damaa gis ñu ko fekk ma Lat Joor ñi jur ñi Lat Joor jur ci biiram am na ñun gis naa leen ci man fanaan na maa ngi ñoom ci néeg sama ndey ñaari ñoo xam ne ñii ñoo bàyyi ma bokk bàyyi di ay bàjjanam ku ci ne gis naa la am na ci ñooñ dama bi may xale damay fanaan ak ñoom mais même mbaaxaan maam mbaaxaan mi nga xam ni dañu wax ni moo waroon a remplacer baayam ci yoon maam mbaaxaan man gis ma ko mais sama rakk-rakkaat gis na ko mais ci sama yaay daañu ñëw di seet ci sama yaay jigéen ñi it maga doyee caatu Lat Joor fanaan na maa ngi moom ak sama ndey donc ma dégg ñuy waxtaan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne naa sama ndey dem ci leen wala ma donc du damay historien mais dama ci am lu ma dégg sama baay it mag la woon sama baay bu naa ma jox mi ko jur ak Demba War a bokk ndey ak donc lu ci te moom it moo ma yar wax naa ko wax fii ci benn dama leen yor na génn ñeent fukki at te li mu xam lépp wax na ma ko door fee jóg ndax dama ko mujjee donc am na lu ma ci xam ku tooñ du loolu nga may laaj entre l'œuf et la poule qui est venu le premier au monde ginaara comme nenam ku ci jiitu àddina dafa jafe seen diggante dana naqare li ma xam daal mooy kenn ku ci nekk sa moroom attanoon ngaa joxe sa bakkan ndax moom ndax Demba War ci nangu naa joxe ci côté kii bi li nga xam ne ñu ngi koy nettali nangu woon naa joxe bakkanam pour Lat Joor falu pour dugg ci waaye ñëpp xam nañ amul lu mu ko jaralul woon Kajoor ñu ni ko du fi falu ndax Jóob la sant waruta doon dameel mu ni bu santu Jóob santu Njuur maanaam santu bukki danaa taal dëkk bépp ba bukki yi dëkk fi amul lu mu ko jaralul moom ak ñim bokkal ndey ñëpp ñu àndandoo taxaw ni dana falu par force ba imposer ko fi ndax nee nañu waru ko woon a falu waaye nag noonu mu ko bëggee woon dina ko Lat Joor bëggee woon moom itam ndax Lat Joor li mu defaloon Demba War it te kenn musu koo gis kuñ ko defal fal Demba War muy doon chef d'état-major fal Bounama Joor muy bargeen fal Sangoné Joor muy jëwriñ bul te ñoom ñett ñu bokk ndey ak baay ñu ni déedawaay nga jël Ibra Fatim Sarr mi nga xam ni maamam ki jur ndeyam ak ki jur Joor Mbay ndey ñoom Demba War ñoo bokk ndey ak baay moo nekkoon tam yëpp bëcc moom itam addina bépp mu jox leen ko benn néeg nga jël ndombay tànk yëpp fal ko leen ko ma ne saa bëgg nit lu rawee noonu kon seen diggante ku ci ne prouvé nga addina ni nga meloon ci sa morom kii nangu na woon ñu joxe seen bakkan ñoom ñëpp dee ba jeex tàkk ngeen mu falu ndax dañu nit koo xam ne mi ngi am fukki at ak juróom benn dégg nga maam fukki at ak juróom ñaar maa jooju dégg ko taxaw fii ni du fal ànd ak tubaab yi ñuy xeex ak moom muy xeex ak ñoom di reyanteeg ñoom ba imposé ko fi li ñuy wax au péril de ma vie waaw kooku ma ne saa bëgg lu toll kiit lii mu ko defal fab la àddina bépp mu jox la ko yow ak sa néegu ndey li ñuy Babacar Justin nit Njaay di wax ministre de l'univers alors donc moom mu jox ko àddina bépp mu jox ko kon bëggante mënoon na fi ne waaye nag dama bëgg ngeen xam ni mas naa leen ko wax mas na maa dégg moom mu ko waxee àddina musta jag te du jag mu ci àddina
foofu am na lu ma la fi bëggoon a laaj. ñaar ñu bokk nguur ànd dañoo wax ni diine képp la nit ñi di ànd te duñu mujj ni ku ne di sa morom nangam taan sa nangam taan. maanaam kon ànd C'est la logique de pouvoir, c'est ce qu'on appelle, j'ai entendu un ministre des Affaires étrangères de la France qui dit un jour, la logique de pouvoir n'a rien à voir avec notre logique nous. Parce que day dem ba mu yàgg beneen li lay habité du bokk ak sentiment yi ngay bokk yi nga xam ne yàlla la li nga wax léegi ba defee pour presque Senghor ku moo fi indi moo fi indi Lamine Gueye moo fi indi Senghor mais nu ñu mujj xaajoo ku ne yor sa parti defante loolu ne mujj ñu àndaat Senghor am na kook li mu ko defalu ko kenn du ma tudd nag aw tur waaye xam ngeen ki may wax du moo dàqoon a jàng du moo mag du moo ëppoon alal du moo fi gënoon judd du moo gënoon lii doo gënoon Senghor ni kii laa fi teg ko fi mag ñeeg ñaandoon ak moom ñëpp nag mu teg ko fi par force nu ca mujj on va désengoriser lu ñu xam suufel nañ ko Senghor fii loolu du ma tudd kenn waaye ñëpp xam nañ ki may wax loolu am na waaw am na fi ñoo xam ne ñii aussi dégg nga bi ñu daan jot ci pouvoir bi ñu àndoon ak ñoom ni tey ma rey sama bopp ndax ñu fal diw bañ ko falee ba pare allez taal noonu la pouvoir def Amary Mbéri Tall ma sànq ko nettali ci benn émission bu ma ci doon interrogé Amary Mbéri Tall bi ñu koy fal jëwriñ bu gi mu bëggoon dameel Birima Fatma Thioub dani bu ñu ko falut man bëggatuma dañuy fal Amary Mbéri Tall jëwriñ dul mbaa man bëgguma nekk dameel te loolu la ko wax ba mu gone dong la doon kaf mu nax ko ba mu ne ko dinaa la fal bu ma gis bu ma nee dameel ba mu ko falee lu ca mujj xam nga ne mu mujjee ak mooma bañ daataan ak 4 mois muy négocier ak gouverneur bi pour daaneel ko jël nguur gi ci moom 6 mois logique gu pouvoir moo bokkut ak logique bu sunu ngor bi ak sunu diine ji yooyu bokk. honorable député. kan moo tooñ dama am laaj moo la fi bëggoon laaj. waaw foofu Demba War mënoon na joxe bakkanam ngir Lat Joor doon dameel bi Lat Joor doonee dameel itam ndombay tànk yëpp def na ko ci néegum ndeyam. waaw mais loolu est-ce que mënul woon a jur ay jaloux yoo xamante ni bii du ñu mën a rambaaj yi ci seen biir ngir terrain bi nga xamante ni Lat Joor defal na ko Demba War ak ay bokkam est-ce que nit ñi loolu mënu leen woon a métti itam ba ñuy yàq diggante bi. tout à fait normal moom laa la wax ko tey loolu pouvoir noonu la mel mënuñu woon a ma ànd noonu di wéy ndax loolu ba ma amee comme si jaay fanaan y avait deux y avait le parti am na ñoo xam ne ñii y avait le parti français bi doon rëgëj mooy tam di rëgëj di rambaaj ndax bëggul ñoo ànd noonu te xamul nu muy jaar ko ndax bu ñu àndoon di dem naka jekk am nañ ko du ko mën a am moo tax dañ doon jaxase seen diggante beneen bi ci des Xaalima Jaxate Kala góor gu baax gu bare woon xam-xam gu intelligent koo xam ne ba tey nit ñi jëriñoo ay waxam ak xelam déggoowul woon ak Demba War ànd ak Masseck Ndoye te Masseck Ndoye moom itam moom du woon dara moo taxoon Lat Joor moo ko bëggal boppam li ñuy wax tey ji en gestion dans les entreprises un golden boy moom kii ko bëgg buur bëgg laa ko moo ko bëggaloon boppam te dégg naa benn géwél ni takkuwul daawul dem ci xeex ba waaye lu mu ko wax moom lay def te moom la gëm te bëggul woon a gis Demba War ak néegu ndeyam parce que c'est tout à fait Demba War ak néegu ndeyam li ñu leen joxoon dafa ëpp ñoom itam ils étaient un peu d'une certaine gloutonnerie. gloutonnerie ci wolof mooy. moo dañoo xawoon a bëgg nguur ba mu ëpp. bu fekkee yaa ko wax ma daa jaar ci baat mooy foqale. dañoo xawoon a foqale ci nguur. alors loolu la leen Kajoor doon am ndax lépp ñoom dongal dafa mujj amul kenn parce que ginnaaw Demba War Bana Sangoné Ibra Fatim Sarr ma ko du dégg fële jaar ka Samba Laobé Boury ñëpp benn lañu ñoom benn néeg lañu ñu séddoo alors Lat Joor yi mujj la ñu ne ko yow yoroo dara ñii yor yëf yi c'était la réalité ñii ñoo yoroon yëf yi yoratul dara la yorul woon parce que boo yoree lu ma mat 7 généraux yoo xam ne ñoo ko nga jox ko benn contingent ci armée bi mais nag lan nga mën a te décider mënatul woon si déli la preuve bi mu demee ba jël concert dañu day transféré capital bi jëlee ko Mbul yóbbu ko kër Amadou Yàlla. loolu métti woon na dañ ko ni du pouvoir bi mënoo ko fee jëlee fii nga koy wàcc donc amatul doole ji mu waroon am voilà
objectivement lii la et puis c'est normal mais seenu bëggante amul woon fu mu yem ñi ne ci diggante bi tubaab bi bu signé kii wax di kii wax ko leneen wax kii leen moo leen gën a jaxase moom itam ñi nga xam ne itam am na leneen lu def jàmburu kajoor yi ñi nga xam ne ñoo doon jàmburu kajoor yi di assemblée nationale bii tey ñi nga xam ne ñoo daan fal tamit ñoo ko daan dim mujj na amatuñu baat ba ñu amoon parce que seen néeg bii ñoom itam la ñu daal di ñooy décider moom la ñuy wax kàngam yooyu yëpp ak Demba War boobu alors ñoom itam kenn mënut a def lu dul ñoom donc mbul gépp ñu contrôlé ko mbul googu nga dégg géwél yooyu naan wuy mbul aare baaba loolu mooy doole ji jëpp mi ngi woon ci ñii lii moo waraloon famille yi nga xam ne yëpp ci Kajoor amoon nañu cër am ndombo tànk ñoom ñëpp benn maam la ñu woon voilà moom nag mu sentir loolu mu bëgg na ginnaaw bi nag bëgg a dellu si dugg si kër baayam te la ko jiitu moom bokki kër baayam am na ci ñu bari ñooñu déggootul woon ak ñoom alors voilà le fond du problème. Voilà maintenant est-ce que kii moo war wala kii moo trahison ou réponse à une ingratitude voilà la question telle que c'est posée par un de mes cousins il dit s'agit-il d'une ingratitude ou s'agit-il d'une trahison ou d'une réponse bien proportionnée à une ingratitude. buñ ko doon tekki ci wolof mooy ndax Demba War li mu def Lat Joor dafa wor Lat Joor wala dafa tontu Lat Joor ci li mu ko Lat Joor wuti na da koo fay borom maanaam jàppale na ko ba mu felu dem na ndax it foofu am na lu ma fi bëggoon nga leeral ko mooy beneen aspect bi xam nga wax naa la ni néegub Demba War ñoom li leen Lat Joor joxoon Kajoor ku ñu fexeel am la metti woon na mën naa metti waa Kajoor jalousie mën na faa dugg waaye sëriñ si itam mel na ni bi Lat Joor jógee ci bi mu jógee Saalum en 1871 ñu defaat ko damel au lieu mu dem Mbul wala Sugeer kër baayam kër Amadou Yàlla moo doon capital ba ndax foofee la nekkoon doon fa diisoo ak sëriñ si mel na ni loolu itam neexul woon Demba War ak ñoñam. mais c'est-à-dire pouvoir dafa am comme je dis toujours dafay am foofu bu fay yeggee tasaaroo rek moo ci man mosuma gis benn pouvoir ñoom li ñu ànd kenn àndu ko 25 ans gisuma ko ba suñu jàmm tey jii ci Ngor àndu rek Lamine Gueye 25 ans àndu ñu dégg nga li ma la Ablaye Wade mii tey bi mu yore pouvoir bi moo ko Idrissa Seck saxawul defuñu 5 ans 6 ans 7 ans wala dem sa yoon ku def boobali bàyyi comme ni ñu wax musuma ko fay ci seen alors amit nag benn caractéristique damay woy sama bopp dañu wax ni nit ku sant Sall rek mooy falu jàppale doomi baayam loolu la ñu wax de Kajoor ko wax ni nit ku sant Sall rek mooy falu jàppale moo taxoon ñu bari fii mais bu naa ma joor mii di tëdd tey man sama baay am na 7 frères ak moom mi qui ont été couronnés parce que ku jàppale ku falu da ngay jàppale sa moom yeneen ñi daaw ñu def noonu. xanaa mooy neddoo ko bandu. xaw ma de xanaa tugalóor yi lekkoon xam na dañu ko jëlee Fuuta ndaale ko loolu moom amoon nañ ko ci ñoom daañu jàpp waxuma duñu jote de daañu jote de mais bis bu ñu amee problème dañuy se retrouve loolu lañ daan def voilà. jërëjëf mel na ni am na lu jot a leer parce que am na aspect boo xamante ni bi itam il faut ñu tenir ci compte ndax comme ni nga ko waxee Demba War dafa war Lat Joor wala Lat Joor dafa war Demba War dafa yomb loolu war na am lu ko waral Demba War taxawu na Lat Joor ba mu falu Lat Joor doon dameel jaraloon na ko joxe bakkanam Lat Joor itam bi mu faloo doon dameel ndombay tànk yëpp jox na ko Demba War ak ay bokkam ndax ci waaw bu ci laa jëm si ba mu leen ko joxee nag mel na ni li nga wax ni pouvoir day dem ba yàgg mu am fu muy yam ndax exemple yi bari na ni nga ko waxee ci Senghor ak ñooñu Demba War dem na ba gis na leneen luy menacer seen pouvoir yooyu te mooy sëriñ si Lat Joor doon diisool bi mu nekkee kër Amadou Yàlla ndax il faut ñu fàttali ni loolu tàmbalewul ci Demba War Samba Maram Xaye moom ba muy tàqooloo ak Lat Joor booba Lat Joor demagul Saalum
Samba Maram Xeye il faut le préciser que baayam la ñoom benn askanu kër baayam voilà te teewul allié Lat Joor la woon mais bi nga xamante ni bii Lat Joor bëggoon naa këf nguur gi ci Mandioji Dégéen jamono jooju mu ngi àndoon ak Samba Maram Xeye mais tubaab yi nee nañu bi Lat Joor jekkadee ci la Samba Maram Xeye ñëw fekki Damel Majoojo njukki ak ngigis ni ko ñëw naa bàyyi naa Lat Joor tey ñëw naa ànd si ak yow loolu sax am na lu mu ko jural ndax fekk na Lat Joor daloon ci seen kaw ba tubaab bi ñëw riposté jàppale leen fekk na boobu ñu ngi doon defar redoute bi nekkoon ngigis kon bi ñu tasaaroo nag ci la Samba Maram Xeye moom ñëw ci Damel Majoojo ak tubaab yi ni leen bàyyi naa Lat Joor ñëw ànd si ak yéen ci la ñu convaincre capitaine Laurent mi nga xam ne ni moo doon defar redoute bi ni ko Lat Joor a ngi fii li nu yor ci ay soldats boo ñëwee ànd ak nun ak li nga dese ci sa colonne bi ak sa manœuvre yi nga xamante ni ñoo doon defar redoute bi bu ndalee ci kaw Lat Joor du doy ñun ay ci kon nañ def noonu génn dem daje ak Lat Joor ngol-ngol mu toroxal leen sur 140 personnes téeméeri nit ak ñeent fukki àndoon ñaar fukk ñoo ca dellu ngi gis te dañoo daw ñoo ca des lépp muy capitaine Laurent ñoom ak ñoom ñëpp Lat Joor rey na leen foofee ca ngol-ngol lan la jural Samba Maram Xeye tubaab yi dañ ko ni yaanu wor ndax yow yaa waxoon ak Damel bi ba nu dugg ci xeex bi da nga noo trahir jàpp ko yóbbu ko gore tëj ko ba boobee fala faatoo kon du Lat Joor Demba War rek moom la àndal tàggoowoon ak moom waaye nag ni nga ko waxee 25 ans dafa yàgg waaye bu soobee yàlla tey monsieur le député bala ñoo tàggoog yow bëgg nañu lépp leer mbokk yi ñu doon seetaan kon émission bu njëkk bi wala épisode bu njëkk bi ci les relations entre Lat Joor ak Demba War Sall te ñu ànd ak seen sët boo xamante ni bii c'est un député à l'Assemblée nationale muy Sangoné Sall moom la ñu ànd pour bëgg koo leeral bëgg ngeen a xam yow yi fan lay mujj topp leen ñu ci deuxième épisode bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen jox dox daje ci émission bi ci topp muy deuxième épisode. Pël ñu jëlee Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñi joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere gi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo génn lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo dem rey nag almaami Abdou Bukar mbokk yi seetaan am nañu mbégte lool dellu siwaat ci seen ñaareelu émission xam sam réew bi ñuy def ci diggante Damel Lat Joor Ngoné Latyr Diop ak Demba War Sall te suñu invité di honorable député Sangoné Sall ma fàttali leen ko ni moom ñaar ñooñu ñuy waxtaane ñooy ay maamam ci wàllam wu góor muy wàllu waajuram Demba War mooy maamam waaye bu dee ci waajuram wu jigéen itam Lat Joor mooy maamam toppoon ngeen ñu ci émission bu njëkk bi ñëwoon nañu ak le député Sangoné Sall présenté woon nañu ñaari maamam yooyu muy Lat Joor ak Demba War dégg ngeen itam li mu nu jotoon a wax bu ñu ko doon tënk rek mooy mbir mi mooy ganaar moo jur nen wala nen moo jur ganaar kon deuxième émission bi de honorable député fi ma bëgg nga ñëw fi gannaaw boo nuyoo nit ñi ba noppi mooy mbir mi nga xamante ni cassure bi nga xamante ni wala jafe-jafe yi am diggante Lat Joor ak Demba War ginnaaw bu ñu jógee Saloum la ndax wax naa leen ni ñoo ànd xeex ngol-ngol ñoo ànd xeex Looro la bataille de Louga ñoo ko ànd bataille yu Ngaay ba ñoo ko ànd xawlu ñoo ko ànd loolu yëpp Demba War mi ngi ko ànd ak Lat Joor ñoo àndoon itam dem ci Tafsir Maba Jaxu Ba waaye bi ñu ñibbisee daal ci 1871 ndax Lat Joor bi muy signé ji traité bi ko defaat Damel Saint-Louis moom moo ko signé boppam c'était le 12 janvier 1871 bi mu ñëwee nag kër Amadou Yàlla la nekk jafe-jafe yi tàmbali na ndax am na sax ñuy wax ni Debbo Souka Linguère Debbo Souka doon na waajal ab coup d'état
pour ñu fal Samba Yaye mi nga xamante ni doomu ndeyu Lat Joor la te tubaab yi doon ko wax Amari II maa ngi ak benn lettre bu Lat Joor bind di wax ni dañu ma bëgg a coup d'état ngir jël sama nguur am na ñuy wax ni Demba War àndoon na ca loola am na ñuy wax ni itam Lat Joor li tax mu nungu ñu signé woon raay bi en 1979 booba gis na ni nguuram ñu ngi koy menacé am ñu wax ni Demba War mu ngi doon wax ak le gouverneur dem nañ fii yoon woo xamante ni Ndar moom ak Ibra Fatim Sarr kenn ku ci nekk gouverneur jox na la ak fetal waaye booba tam Lat Joor moo leen yebaloon ak manto Lat Joor moomu sax gouverneur joxoon na ko benn piano muy li ñuy musique ak benn ak fetal ku rafet a rafet mu mel ni daal bu fekkee am na ñu doon yàq seen diggante foofu la ñu profité ni Lat Joor sa jaay yi ñu ngi rocceeku dem di wax ak gouverneur pour raay bi taxaw kon honorable député dañoo bëggoon daal nga ñëwal nu ci bi Lat Joor nekkee kër Amadou Yàlla nga xamante ni bii jafe-jafe tàmbali naa am ba mujj sax mel na ni génne na Demba War ak ñi mu àndaloon ndombay tànk yi mu leen joxoon nungu na ko ndax am na benn bindkat bu wax ni ginnaaw bi Lat Joor faatoo la Demba War doog a amaat ay pouvoir ci nguuru français gi foofu lañu bëgg nga ñëw fi ak ñoom. waaw bi ñu jógee RIP bi Maba daanoo somb am na ñu ni dañoo daal di ñibbisi mais am na ñu ni comme ni ñu doon waxtaan léegi am na ñu ni toog na fa ak Maamu Ndëri ab diir waaye bi ñu ñibbisee Kajoor dafa fekk aussi France am problème ak Allemagne ñuy xeex waaw Allemagne ñuy xeex donc la France mënul woon a def face guerre ba ca Allemagne def face guerre bi ci Kajoor Lat Joor it booba ak ñi mu àndal sonn nañu ñëpp sonn bi muy ñëw booba nekk Barguet maanaam chef de canton du Guet mooy fii ma toog tey jii Guet bii fi la bëggoon ne fii ndax doo jëkkoon a nekkee Barguet bi ñu nekkee Damel la ko jox sama maam ba mu agsi ci loxoy sama baay mii tëdd kon bi muy ñibbi siwaat fii Barguet la doon wut si nde yaakaarutul woon a nekk Damel booba Maba daanu na te xeex naa xeex ba sonn jàmbur Kajoor yi mere nañu ko ndax géej bi ñu jotee pouvoir bi daanaka booletuñ ci kenn seen i kàngam yooyu di seen néeg boobu la ñu téye nguur gi ñooñu mere woon nañu ñi nga xam ni ay garmi lañu yu newoon ci Kajoor itam muy dorobe yi muy muyoo yi muy soño yi muy bey yi muy wagadu yi muy gelawar yi ñooñu ñëpp nguur ala xañ na leen nguur maa joojam jigéen mi ci mujj nangu nañu la ma yoroon donc ñëpp mel nañu ko donc bi mu ñëw y avait l'usure du pouvoir bëggoon na moom ñëw mën a jot kër baayam gii di sagata fii ma toog tey jii pour mën a doon am jàmmam fekk tubaab ba moom itam ma nga sonn coono boo xam ne bi ñu ne ñëw na moom it tiit na ndax xam na ni keede bu ñëwee xeex ba tàmbalee te tubaab bi doy la na kon ñaari ragal ñu dox ba daje woon lañ koy waxee kenn ki ni ko man de boo ma dóoree du ma fayu kenn ki ni ko man de du ma la jëkk a dóor mukk ci àddina boobu ñoom ñaar ñëpp sonn nañ voilà lii moo waral kii nag maintenant période boobu nag dafa bari yu fi nekk ndax Lat Joor bi mu ñu bisee itam am na li ma waxoon ci sama émission bi passé ni Demba War ak mbéegum ndeyam ñoo yor la réalité du pouvoir moom lu moo leen ko joxoon nit wax dëgg yàlla waaye ba mu ko joxe boobu xolam dafa sedd ci ñoom xam ne ñii amul ku ñu ko yemaleel ci àddina dem ba mu yàgg nit ñi dox seen diggante rambaaji leen bi ñu leen rambaajee it nag mu bëgg a récupérer waat nag pouvoir daal tàmbali nag day dem kër Amadou Yàlla kër baayam pouvoir yi doo ko jox nit ba mu yàgg nga xëy ne ko nangu ko dem mooy xoole maa muy toppaat ci yow maa nga jox moom daal doo ko nguur kenn du ko mos ba noppi ndé nga di ko def moo courant yëpp mas naa ko wax waa Codé bi ñu coupé seen courant may directeur Sénélec ma ne ko nit mënut a am courant ba mu amee fan nga dindi ko boo ko xasee dindi ngeen noonu ba faaw nguur boo ko joxee nit boo ko nanguwaatee ngeen bëgg te mujj na nag moom itam xam na ni li mu joxe ëpp na ñee li ñu yor xam nañu ni dégg nga maam duñu ko tax xam nañu ne am na ñu leen ko yéenewul ci Kajoor te ñu ngi dox fu ñu toll pour yàq ko voilà
le problème la preuve bi mu leen di dindi j'ai rencontré un décret dans les archives benn bis la leen boole dindi ñoom ñëpp mu boole leen destituer leen loolu it nes di yore nguur ay généraux ya nga yor yëpp nga xëy destituer leen benn décret leen boole Demba War Dior Bounama Dior Sangone Dior ak ñeneen ñi ci seen i cousin yëpp dindi ba ñu set Demba War gis naa beneen bu bind gouverneur ni ko je suis à Sac mooy foofu këram je suis à Sac où je cultive mes Louga maa ngi bay saa tool jàpp sama njàmm waaye bayul toolam jàpp njàmburam ndax ba mu ko dindi la ngóor ga tasaaroo alors voilà lii mooy li nga xam ne am na ci seen diggante ñi nga xam ne ñii ñoo doon Kajoor xeex bi nag mujj na ñëpp sonn ay choléra ay lii feebar yu jamata jaay yëpp doy la loola ci li gën a indi problème bi la man sa passe këramatu yàlla ga mu doon nekk di recevoir ñooña booba bi mu leen di recevoir dëgg la Serigne Cheikh ay ñeneen ñi nga xam ne ay nitam la ñu woon ak ñi àndoon ak moom ma sekk ndooya xaali ma jaxate kala ma jaxate moom bokk na ci Absa Mbunoon nijaayam la waaw moom mu nga jóge ci Absa Siin ba ak Absa Géej ba ñoo doon Absa Mbunoon jur Ngoone Latyr et cetera donc nijaayam la woon non Kajoor ànd boo fi mas a gis am na lu ko waral doxuñu dong ba daje ay intérêt rek la ak Demba War nii mu raxasoo woon ak néegum ndeyam ni woon tey danañu ko fal par force dinaa ko fi imposer lu ñu ko def mais Birima Ngoone Latyr lañ ko jëkk a defal ngóor ga daa yàggul magu Lat Joor il a fait 3 ans ou 2 ans alors loolu c'est normal loolu la ko defoon géej gi bi ñu jotee ci cour pouvoir bi aussi dañoo defoon un coup d'état jot ci te li ma la waxoon léegi logique pouvoir bokkut ku def coup d'état ba jot pouvoir duutu ko delloo géej gi coup d'état la ñu def ba jot ci pouvoir bi moo tax fukki damel yi ñett ñuy wax ci ñoom li ko waral dañoo def coup d'état nangu nguur gi te kenn yaakaare luñ ko booba it Kajoor dafa leen a xeeboon maa ko wax ci laa bokk ci wet ci nekk booba meluñu ni ñuy meloon lii géwél wax naan juróomi goro fukki jabar naan dara booba dañuy ñàkk judd parce que garmi yi dañoo lànko nanguwuñu leen a may jabar voilà la réalité. doguma la foofu sax tubaab bi wax nañu ba néegu géej nee nañu géej gi rek océan Atlantique bi moom la ñu tuddee. mooy ko kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu yem. wax nañu ni océan Atlantique bi moom mooy néegu géej daal géej googu lañ ciy jublu. am na géej boobu la moom bu ñu koy wax dañu ne géej ak gaal ñun ñi gaal la ñu nuy wooyee xam nga géej ak gaal moom yàgg nañu de. géej gu amul gaal lu muy jëriñ gaal gu amul géej fu ñu koy dawale moo tax ñun ñu naan ñi sant Sall ñu naan gaal ñoom ñu leen di wax géej yaa yàgg ca Fatim Ale ba ma leen meññ ñoom ñëpp la jóge tax ñu ni géej ñu ni gaal nit ak i càmmiñam la. loolu sax doguma la parce que daanañu dem ba ci dencante bi diggante nit ak soxnaam ñu di ci calculer sëy bi ngir ndomb ak tànk bi bañ a génn néeg bi. waaw mais mooy seen logique ñoo ko indi daanaka ñoo ko institué tey jii sax boo toppee nii ñu yaakaar tey ñaare kuy aawalo ci sa néegum ndey ngay aawalo léeg-léeg lapsukaa bi moom nu mu def daa aawalo ci néegum ndeyam ñaareel la ca defe naa ba ñetteel la ca ndax bañ boo liggéey bu ci doom juddoo bañ a bokk ci néeg bi parce que boo jëlee ci jàmbur boo demee nga jël ci dorobe yi jël ci aawaloo ci mu dem ca dorobe yi boo liggéey ba ca taaw yi màggee soo demee ca soño yo wala béy yo wala wagadu yo et cetera moo tax ci néegub géej dañuy aawaloo ci ngay ñaareel la ñaar ci ngay ñetteel Lat Joor jël na ñetti géej jël na Bambi Ndambaaw mooy maami sëñ Moussa Ndaka jël na Ngoone Dégéen li geer debbu sukaaku ji muy jigéenu sama yaay. déedéet kii la fekk ba mu delluwaat jël Fatma mu jur mbaaxaan ñetti géej yi yëpp jël na leen ndax bëggoon bis bu fi jógee ëllëg ci si biir ku koy remplacer jóge ci matriarcat boobu ci seen men moom noonu la ñu daan def Lat Joor jël na ñetti géej jël na Bambi Ndambaaw jël na Ngoone Dégéen da ca am ay jigéen kee na mu tuddati Bambi Ndambaaw jigéen la ca am Fatma la ci door a am mbaaxaan moo tax mbaaxaan lii ku nit ñi di wax waay ni mu mel ku ni meloon na mu meloon nga mel ni amaguloo ñaar fukki at dégg nga maam sa baay di sa ndey
di te géej gi yor lépp ñu yor lépp bu bara remplacer baayam moom kooku dana dox di yóbbu de déedéet dana gis boppam waaye lépp nag nit ñi dañu noo yàpp lu bon lu ne ñu di ko wax waaye kat taalibi Sëñ Tuubaa ndax jébbalu na te baal na ko Abdou Khafour te comme ni nga ko waxee léegi yonent bi sax am nañu ko daan tooñ gu rëy waaye ba ñu tuubee tuub nañu waaw tembawaar mii lu ne lañ ñu ko yàpp ku xam ak ku xamul ku ne day ñëw di wane ni maa gën a xam ni wax ay naata koo naam toog naa nit wax ci Lat Joor loo xam ne bi may gone kero nelawuma boobu maa ngi jàng ndam benn tubaab bu ñëw ci ngel fekk na fi ñuy conférence Lat Joor mi ngi wax ci pétata wax ca loo xam ni lii booba bu ma amoon doole damay xeex ak moom maa ngi def sixième donc nit ñi ñoom ils sont bons dóor lu ne nit wa lu la neex waaye wax kon su ma la déggee monsieur Sangoné Lat Joor bi mu bàyyi ko Saloum ñëw kër Amadou Yàlla mel na ni ñamu àndaloon ñëpp ñu ci ëpp nekkuñu woon ak moom kër Amadou Yàlla ndax demoon nañ ba doon ko reproché maanaam doon sàkku capital pays bi doon fa mu naan doon ndax xam ngeen ni mbul wala ngigis ndax def naa ni histoire boobu Amari Ngoone Sobel bi mu wuutoo bàyyam dëcc foo njóogu sëriñ ba ko defaraloon téere ba takk ko ca petax ma mu bàyyi ko mu naaw dal ca garabu ngigis ga mu sañc fa ngigis ba mu fa naawaatee dal ca mbul ga muy mbul ba mu naawaatee dafa naaw ba génn réew ma kon dëkk yooyu nga xamante ni bii mystiquement sanc ga am na lu taxoon mu doonoon péeyu damel bi Lat Joor moom daf ko waa bàyyi ñëw kër bàyyam mel na ni daal bi mu bàyyi ko Saloum am na lu mu sentiroon ndax li ñuy wax naan capital économique ak capital administratif bi moom bi ngi woon kër Amadou Yàlla waaye fa nga xamante ni fa la ñu xamee woon damel muy ngi gis ak mbul ak yooyu ak sugeer daf leen faa bàyyi ñëw fi nga xamante ni bii mooy kër Amadou Yàlla kon mel na ni rupture bi maanaam taqaloo gi daal bi mu jógee Saloum ni ma ko waxee woon léegi tàmbali woon nañ di ko sentir ndax Lat Joor en 1877 bind na gouverneur di ko wax ni ko yaa ngi may wax ni da ngaa bëgg a wut saxaaru jéeri muy train bi chemin de fer bi waaye loolu ab xarit waru koo wax ab xaritam ndax boo ko defee sama suuf nangu nga ko bu fekkoonte ni tey maa yilif Rufisque ba Saint-Louis boo ko fi defee waaye fi mu toll li ma yilif jël ngeen ko ba daanaka ay pouvoir mënatuma ko fee am loolu daal ab xarit waru ko wax ab xaritam mais ñaari at lañ ca teg mu signé convention bi nga xamante ni bii moo wane ni nungu na raay bi ñu bari nag wax ni boobu am na lu mu sentir ci ñoom Demba War ni dafa war a juboo ak tubaab bi ngir bu fekkee dara am na tubaab bi jàppale ko loolu moo taxoon mu accepté raay bi jaar Kajoor ci 1879 bañ ca tegee ñetti at en 1882 bi ñu naree tàmbali liggéey bi Lat Joor ni nag du ci dal raay bi du fi jaar ñii nee nañu jàmburi Kajoor yi ñoo ko conseillé ni ko kon dootoo am baat ndax saxaar gi bis bu la tubaab bi bëggee songu bu jógee day gaaw wax ci ay wax yu bare bëri waaye am nañu wax ni ñoom Demba War la sentiroon ni ñi ngi koy bàyyi mu bëgg a jigee tubaab bi moo tax mu nungu raay bi loolu ciy tontu. waaw c'est-à-dire c'est tout à fait normal aussi dañoo ànd ba mu yàgg dañu dem ba dafa am lu ñuy wax conflit d'intérêt maanaam dañoo dem ba seen i gis ak seen i bëgg-bëgg ànd ak seen i intérêt te mënatul woon a ànd pouvoir nit du ko bokk di ko bokk lu toll liñ ko def te du am lu ca sikk ànd ba du ca am lu ca sikk li ñuy ànd nañu fee def 24 combats ànd nañu xeex fii ci Loora ñu rey ci 500 personnes dem nañu Ngor rey ci tubaab bi presque une centaine de personnes dem nañu fële na mu tuddee lii Saloum loolu yëpp expérience àddina day indiwaat dem nañu ñaani fu ne dem nañ fa xeex fa am nañu ay expérience yu bokkaat ba ñu ñëwaatee am nañu ne ci réew mi ñoo nga xam ne seen xol mu sedd mukk ndax ñoom it bi ñu ñëwee dañ leen a xañ la ñu yoroon seen i teraanga te koo xañ teraanga am mu kontar la alors ñi ne woon ci Kajoor am na ñoo xam ne ñu tàggoo rek la ñu bëgg ñu nekk ci di ci liggéey moom ci boppam nit wax dëgg ba muy joxe na il faut le reconnaître jox na leen lu ëpp moom la doon waaw dama jàpp ne li mu leen jox dafa ëpp parce que même après
bi colonisation bi demee gis naa ci dans une thèse de doctorat bu ñu wax ni man sama kan la ku wax ni même Demba War bi ñu koy remettre le pays dañu ko wax ni mën nañ la nangu lu ne mën nañ la koo laaj loolu laaj ñu jox la ko waaye damel moom nañ koy bàyyi xam nga wax nga ne am turu damel moom dañ koy tere waaye nag buñ la joxee Kajoor itam lépp loo soxla ci àddina loo bëgg ñu ko te loolu am na ko parce que dañoo fab lépp joxaat ko dem pouvoir bi Demba War amoon damel am ko parce que yow ak sa ñaari doomi ndey yoo bokkal ndey ak baay sa ñetti doomi ndey doomi nijaay ak doomi bàjjan sa ñaari ñeneen et cetera li ñu ko joxoon dafa ëpp loolu mënu woon a bañ a susciter ay jaloux loolu nag ñooñu nag ñu ngi taxawoon ñoom it ci yàq ci diggante bi di ko yàq bu mujj na ñàkk na ko te it am na nag koo xam ni moom Lat Joor daf ko bëggaloon boppam muy Masek Ndoye Baawo daf ko bëggaloon boppam lu mu ko sant mu def ko lu mu ko wax mu def ko amul ku mu ko yemale Xaalima Jaxate Kala itam c'était un intellectuel hors pair ba léegi ñu ngi jariñoo ay waxam ak moom it duñ laal kii ak ñeneen ñu nga xam ni ci jàmburu Kajoor yi ñoom it duñu laal ñii ndax ñii leen xañ la ñu yoroon tey bennum néeg loolee mu ñëw na kër Amadou Dia gi nag di xam naa daf doon réfléchir seet naa ban stratégie lay mën a def pour récupérer waat pouvoiram diggante bi la problème bi am seen diggante ba ñu jógee Saalum dañoo jóge Saalum ñëw ku ci ne am capitalu expérience boo xam ne bii boo nga ko exploité wala ba nga ko xoolaatee xam nga ni war ngaa remédier changement war ngaa modifier ni nga doon looloo tax ñoom ñaar mënatuñu woon a ànd c'était pas possible ñu ànd dama laa wax ni j'ai surpris un décret ñoom ñett la boole ñoom ñëpp dindi leen ba pare bindu gouverneur wax ko ba pare nag beneen problème c'est que ñi sant Faal te dëkk ci néeg bi bokk ci néeg bi muy Samba Yaaya ak Samba Lawbe mosuñoo nangu Lat Joor ndax kii seen ñaari ndey bokk ndey ak baay kii ndeyam ak Lat Joor a bokk benn ndey mais mënuñu woon a accepter ñoom ñii sant Faal parce que au départ dañu ni bala ngaa mën a doon Garmi nekk président de la République maanaam damel da ngay sa baay day sant Faal sa ndey doon bokk ci ay néeg muy juróom benn néeg la ñu woon Lat Joor c'était pas le cas donc ñi bokk ci néeg bi te sant Faal booba bi ñu koy fal ay parental lañu kenn ki booba ndeyam toll nañ téegul mu amagul 1 an keneen ki ci des mu ngi toll ci ay 2 ans muy Samba Yaay am na 2 ans 3 ans mais nguur gi dafa am 25 ans bi 25 ans yi daataan jeex ñu màgg ci diggante bi daal di lànk ñu ko duñoo topp seen nijaay ñoom itam fu ñu fi yëg kuy commune ñu dem kam la preuve Demba War bi mu jëkkee xuloo ak Lat Joor am na fu ñu xuloo ànd bañ a xuloo ba pare Samba Law ba dafa topp guddi ñëw topp si Demba War ne ko maa ngi sa gannaaw wacc nijaayam yéen bokk ndeyam ndey baay loolu danañ ci dellu si xam naa ca kanam sax donc ay intérêt yu bari dañoo nekkoon en jeu et en conflit moo tax mujj gi mënatuñu woon a nekk man de noonu laa ko gis maintenant ji da koo wor kii ko rey bon man je ne jure de rien mënu maa waat len ne wax dëgg yàlla est-ce que moo ko rey mënu ma ni rëyu ko de mënu ma ni moo ko rey mënu ma ndax wax ji dafa bari ak ku nekk te li nga te affaire bi dafa mujj lu sax histoire léegi espèce kii la nu tuddati ku ci ne daga ci réglé waale say problème loolu moo tax loolu la moo waral émission bi ndax li tax ñu tànn la yow da nga nekk ci digg bi ndax Sall nga sant Demba War di sa maam waaye Lat Joor néegum ndeyam a tax mu doon damel te santul Faal kon defe naa ni yooyu itam doo sacrifier ce côté maternel ndax ce côté paternel kon li ñu bëgg génération bi xam ko mooy la doon xew démb te it histoire bi dañ ko war a leeral ndax am na ñuñ boo waxee rek ñu ni Demba War moo war Lat Joor mais Demba War bu waree Lat Joor nit koo xamante ni taxaw nga ni mën na maa joxe sama bakkan ngir mu falu mais boo demee ba jàmb ko xanaa kon am na lu ko war a waral kon li ñuy jublu rek mooy jéem a leeral ndax li nga wax léegi am na solo danañu ci ñëw te ni Lat Joor daal mel na ni Jóob la sant warul woon a doon damel mënoon naa doon barget waaye jël na nguur gi
ñi ko waroon a doon booba ay ndaw lañu ñoom it bi ñu demee ba mag gis ni kët nguur gi ñoo ko waroon a yor taxaw nañu ndax danañu ci ñëw ci 3e émission bi benn traité boo xamante ni nit ki bu taxawee dem Samba Laobé di jarbaatu Lat Joor bu taxawee si ñeel tubaab yi ni leen Lat Joor génne naa ko Kajoor dootu fi dugg mais ça loolu beneen mbir la nijaayama doonoon na Damel waaye nag comme li nga wax léegi ni ñoom ñi sant Fall ñoo moomoon nguur gi danañu si ñëw ci kanam biñ fi jëlee Amari 2 di Samba Yaaya yóbbu ko Ndar ba mu xaru mais Samba Laobé signé na ak tubaab yi traité boo xamante ni assuré na leen di leen Lat Joor dootul dugg Kayoor waaye tubaab yi itam bëgg naa ñu ñëw foofu diviser pour régner tubaab yi seen intérêt rek ànd ñoon ak kenn ndax biñ fi jëlee Lat Joor Samba Yaaya la ñu fal mu dox tuuti ñu yóbbu ko Ndar téye ko fa ba mu xamante ñu ko fa téye ci la xaru ñu jël Samba Laobé fal ko Samba Laobé xeex na ak Alburi gis nga lu ci mujj moom mi signé woon di tere naa sama nijaay dootu dugg Kayoor le 6 octobre 1886 la ñu ko faat ñaari fan lañ ca teg ñu xeex teqale Lat Joor faatu te kenn du ni Samba Laobé Demba War daf ko contrôle déedéet moo ko doon jàppale ndax bokk na ci témoins yi nga xamante ni ñoom ñoo signé traité boobu nga xamante ni ñu ngi ko defoon ci le 28 août 1883 kon daal ñu nuy déglu nañu bàyyi xel ci ni diggante Lat Joor ak Demba War ni ko député Sangone waxee Lat Joor kay jàppale na ko ba mu falu mu jaraloon ko ba kanam bi mu doonee Damel ndomba yëpp mën nañu wax ni joxoon na ko Demba War ak ay bokkam loolu nag mënut a neex Kajoor ndax fii nu toll sax ci sunu gouvernement yi da ngay dégg ñu ni bon jox na ay bokkam fal nay bokkam def nay nangam kon pouvoir yi dañ ko waroon a séddale waaye Lat Joor ñeefal nañ ko mu jël lépp jox leen ba waa Kajoor am na lu leen naqari ba hypothèse gi ni boo xamante ni mën nañu jóg ngir rambaaje diggante Lat Joor ak Demba War ngir yàq ko buñ ko yàqee pouvoir yi Demba War yoroon ñeneen lañu koy jox waaye tubaab bi itam lu bir la ni diviser pour régner la doon def kon mel na ni li ñu cërleel ci waxtu ci 2e émission bi pareetul moo bëgg rek nga def commentaire 3 minutes foofu ñu doog a yëkkati ci jotaay. ñaari nit bu ñu ànd ñi seetaan xam nga nit ñi li ñu gën a mën a mooy li ñu gën a mën a li ñu gën a tëlee supporté mooy teraanga ñu di ko séddale te bokkuñu ca. waaw yëpp a ngi noonu. ndax teraanga ji ñoom ñaar ko doon séddoo bi muy wut mu metti nga xam ne Kajoor dañu ni déedéet ku sant Jóob kat du doon Damel Demba War ak i bokkam ni dina doon Damel mbaa bu doonul Damel Kajoor dana sant Jóob man nag ba ñu mujj sama bakkan bii prouvé ko it ba tàyyi dégg ñuy nettali ci dama waaw mais loolu ku ko def ndax bëgg nit rek xam nga ni yemalewu la ko kenn loolu am na kii itam li mu def li mu ko séddoon mu ne su ta sédd nit lu ëpp loolu waaye dama ko waxoon rek addina nit ñi mënuñoo fekk nit ñi mënuñoo fekk dégg nga lu baax ñu di ko seetaan te duñ ci jot seen wàll ndax loolu lépp ñu koy def dama laa wax ni la garmi yi ci Kajoor lu fukki Damel lañu wax ni ak ñaata fukki Damel ak ñaar xaw ba ñett yoo xam ne yii ñoom rek ñooy falu te la ko jiitu ba li ci ba ci Damel Samba Laobé falu waat sax doon Damel doonaat ko doon alors ñi ni woon ci Kajoor te waroon di falu te kat dégg naa xale bu bari bi xam-xam Babacar Mécour Ndiaye bi muy si sax garmi génn na ci géej gi daanaka ndax dañu béy la soño wagadu galawar mu yooyu ak soño ni géej c'est par la force de l'arme maanaam ngarul fetal ko may li mu am parce que boobu dañuy wax sax naan garmi ngarul fetal da nga sukkandiku ci tubaab yi li ñuy bind moom loolu ngay mën a gis loolu la ñu wax waaye Kajoor par une convention ñu def benn constitution ni géej gi ci la ñu bokk defuñu ko mu sàmm dañoo wax xeex ba imposé wu am fukki Damel ak ñett yu tegalo yoo xam ne ñoom dong la loolaa waral
waaw ñooñee ñu xañ nag ñooñee fukki damel yooyu bi ñuy dem ana ñooñee daan falu te falootuñu nu ñu def da ngaa defe ifetee kon waroo seen xool sa doon ana mu yooyu ana soño yi ana béy yi ana bogut yi ana gelawaar yi ah ak ñooñu toog di seetaan da ngaa defe dañoo toog di seetaan ñu wëlbatiku bàyyi leen ñu nekk baadoola jël seen ngóor di ko jëriñoo waaw jàmbaru Kajoor yi nga xam ne ñuy daan doon assemblée ñoo daan tànn ñu daanaka ñu seppi seen loxo ñooñu ñu toog di seetaan ñooñu ñëpp nag ñuy agir ci moom it ci la jot di ko won ni ko ñi yow yoroo dara ñii ñoo yor addina bi ah ñii itam ci seen bopp xam ne ñii ñu ngi ci seen i tànk ñoom it ñoo gën a takkuwaat ci seen biir ñii dong moo indi problème bu ma gën a kërëmatu yàlla it xam nañu ni booba dañuy préparé nu ñu def ba mën a récupéré waat Kajoor ci loxo yi ñii ko yor tey lii moo andi moi je pense lii moo andi kii mais kii daa wor kii daa goree di ku ne yaay seetal sa bopp ni nga koy interprété ku mu neex ne daa ñoo goree di ku ñu neex ku mu neex nga ne Lat Joor ñii ak Demba War mi waa këram ñii ñoo wor ñoo waaye nag li gën a garaawal yëf yi c'est que bi indépendance amee boobu kenn seetagul ci histoire bi nu mu demee Senghor décrété ne Lat Joor mooy héros national kon foofu nag moom far na fi. d'accord kon te loolu influencé na nit ñi. kon moo tax ñu ne Demba War war na mais est-ce que war na est-ce que wóorul ku ne yaay xoolal sa bopp voilà. mel na ni war mënut a judd foofu sax suñu déggee ci ni nga waxee mbokk yi kon dégg ngeen le député Sangoné ci deuxième émission bi mel na ni ay solution ay tontu. commencé naa génn ci laaj wi bu ñu tëb rek nii Demba War dafa war Lat Joor lan moo tax mu war ko ndax nit ki bu ngeen àndee ba yàgg nga di ko xamal ba xamalootoo ko war ngaa am sañ-sañu yow it nag dem defi war sa yëfi bopp kon gis nañu ni Demba War moo fal Lat Joor moo ko jàppale ba mu falu Lat Joor jël ndoom ba yépp jox ko waaye adduna dox na ba mel na ni pouvoir yooyu bëgg nañu ko nungu ci Demba War ñi nga xamante ni ñoo sant Fall ndax Lat Joor Jóob la sant waru woon a doon dameel doonoon ay gone màgg nañu bëgg nañoo jot ci seen nguur xëy na ki sant Jóob doon bien vrai que seen mbokk doon dameel neexu leen ñooñu itam mën nañoo jóg taxaw waa Kajoor yi nga xamante ni yeneen néeg yi waroon a falu te falu wu ñu itam mais duñu ànd ak Lat Joor kon dañu koy opposé wu kon nañu xalaat ci ni loolu lépp moo doon upp taal bi nga xamante ni moo doon tàkk diggante ak Demba War ak Lat Joor ak tubaab bi nga xamante ni moom musta tëj boppam ndax tubaab bi eggoon naag Lat Joor foofu bi Lat Joor di doon chef de canton Guet nekk fii ci Sagata en 1869 au mois de janvier la fi ñëw waaye yàggu fi dara le gouverneur Pinet-Laprade folli ko waaye moom it ba mu ko folli jigu ko ndax choléra moo ko dal ci le 19 août 1969 ca palais ba la ko fekk ndax moom it gouverneur bu bon la woon ku bañoon l'islam la moo xeexoon ak Tafsir Maba Jaxu Ba sunu borom choléra la ko roof ci ay minutes yu néew rek ci la faatu Lat Joor 1869 yëpp fii la nekk di ko xeex na fi la bataille de Xawlu xeex na feek ñoom am na ku wax Ibrahima Pend àndoon naak moom ñuy xeex ak tubaab yi ba xajatuñ fi delluwaat ba ñu ni diggante bi yàqu na mais ñaari at lañ ci rek tubaab yi ñu ko kay jël nguur gi ndax booba am na lu leen doy ci xeex ba amoon Allemagne kon tubaab yi seen i intérêt fu mas di nekk ndax maajoojo ma ñu doon défendre ba ñu demee ba xam ne mënul dañ koo teg fa leen ni Lat Joor kaay bar sax wax bind ni fal gi nun suñu yoon doodu ci nekk bu ñu deetee fal ab dameel du nun noo ko dee ci campagnal wala nun noo ko dee ci jàppale te feeñ na diggante Samba Yaaya ak Samba Lawbe ndax Samba Yaaya bi ñu ko falee Samba Lawbe fippu jël ay arme bëgg a këf nguur gi bi ñu ko jàppee yóbbu ko Ndar Demba War Sall moo dem waxtaan ak tubaab yi ndax dañu woon ñii de dañ koy tëj ñii de dañ koy rey dañ koy condamné à mort moo wax ba ñu bàyyi ko fa mais ba ñu gisee ni boroomu fit la taxaw na te gis ni Samba Yaaya am na lu ko manqué mais dañoo folli Samba Yaaya fal Samba Lawbe ba ñu doxalee tuuti moom itam impôt yi ko ni woon dootoo ko fay tubaab yi li doxoon digganteem ak Albury ñu faat ko ca Tiwaawan kon troisième émission bi incha allah bi foofu la ñu bëgg a ñëw ak l'honorable député Sangoné Sall ndax ñi sant Fall waroon a falu te falu wuñu suñu demee ba Samba Lawbe signé ab traité ni Lat Joor dootul dugg Kayoor kon li mu wax léegi ni ñi waroon a falu te falu wuñu te santoon Fall loolu itam metti na leen mbokk yi kon su ngeen bëggee xam fan la ñuy mujj ci diggante Lat Joor
ak Demba War Sall da ngeen ñuy topp ci 3e émission. waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu di lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo dem rey nag almaami Abdou Boucar. mbokk yi nuy seetaan am nañu mbégte lool dellu si ci seen ñetteelu émission xam sam réew bi ñu def ci diggante Lat Dior Damel du Kayor ak Demba War Sall sunu invité di honorable député Sangone Sall di sët ci Lat Dior ak Demba War àndoon ngeen ak ñun ci émission bu njëkk bi àndaat ak ñun ci ñaareelu émission bi ñetteelu émission bi nag tey dama changé décor ngir bëgg ànd ak yéen ci ñaari émission yi ci des kon honorable député ñaari émission yi ñëw nañu ci relation yi doxoon diggante Lat Dior ak Demba War Sall indil nga nu ci lu bari waaye am nga loolu junjoon ci bi ñuy jeexal 2e émission bi mooy Lat Dior coow li bari na Kayor ñi sant Fall te nga xamante ni bii ñoo war a falu gis nañu seen bopp soxlawaat nañu seen nguur kon fi ñu ñëw ci ñetteelu émission bi rek mooy diggante Lat Dior ak Amari Ngoone te bi nga xamante ni mooy Samba Yaayam ak jarbaatam boobu di Samba Lawbe nga xam ni tubaab yi dem nañu ba def ko Damel du Kayor dem ba signante ak moom traité boo xamante ni nungul na leen ni Lat Dior danañu ko génne Kayor dootu ci dugg honorable député. Kajoor bu njëkk pour nga mën a nekk Damel il fallait nga d'abord ñaari conditionnalité dafa amoon juróom-benni néeg yoo xam ne ci jooju nga war a judd ci meen mais da ngaa war a sant Fall pour nokk Damel donc bi ñu demee di ko seetaat je pense que Lat Dior aurait été seul moom rek moo mas a doon koo xam ne da ngaa sant Diop te nekk Damel loolu nag ab rupture la maanaam loo xam ne lii la lu xawoon na yéemaate la woon ndax nit ñi mënuñu woon a nangu lool waaye nag doole yàgg na fee def lu nekk ci àddina parce que lépp doole lépp rapport de force rek moo waroon a tax ñu forcé damm loxol Kajoor teg fi Lat waaye loolu ci yoon ak texte yi nga xam ne moo doon constitution Kajoor loolu du woon warul woon bi mu amee wax naa la ni am na ñaari ñu ci nekk ñu judd muy Samba Yaaya nga xam ni Samba Yaaya Demba Sukaako jur ak Ceyaas Ngoone Dégét mu dëkk kër Ceyaas Samba Lawbe moom it Kuré Jëmbooj mu bokk ak Lat Dior ndey baay ko jur dégg nga ak Kala Samb mu dëkk kër ca Ndeen dañuy wax màcc ñaar ñooñu ku ci ne rempliroon nga condition yi bi ñuy fal Lat Dior pour ñu fal la yow mais am na loo xam ne lii mooy réalité ndax Samba Yaaya booba xale la war a toll xaw ma âge am exact mais li ma dégg ñu koy wax ay ñaari at ñetti at ba ñeenti at la toll kooku xam nga mënuñu ko fal dem loolu Dior sax bi ñu koy fal am na mooy am na 16 ans 17 ans Samba Lawbe bi nga xam ne moom itam Kuré Jëmbooj ndeyam ak Ngoone Latyr ñoo bokk li ngeen wax sa buur bébé Samba Lawbe booba dañoo wax ni mi ngi nàmp donc dañu daan tollanteegut loolu mag ñi daan wax mooy booba mi ngi toll peut-être ci at wala mu tëggu at moo ñooñu muñu leen donc li ñu waxoon mu am nag une vacance boo xam ni ci ñoom ñi nga xam ne ñooy géej gi accaparé affaire bi te ñoo ëpp doole ci Kajoor ndax jàmbur Kajoor yi mënaluñu leen dara ndax kàngam yi ñu àndaloon di Demba War ak néegu ndeyam ak bokkam ñoom itam dafay nanguñu nguur gi génn ci néeg boobu ndax ñoo mën a wax jot gaynde bu koy def da koy bëtt bu baax boo ko jekk doo ko wàcce ndax boo ko wàccee jeex géej gi moom wóoroon na leen ni bu ñu ñàkkee ngóor gi àddina dañuy tukki te bari woon nañu pexe bari nañu doole am nañu xel
et cetera lii moo ko waral évidemment Demba War du géej ab jaafuñ la waaye nag dafa juddu ci biir géej gi maamam njëkkoon nañ di Déthié Fatim bokk ak Ngoné Dieye benn ndey ci géej gi la donc loolu moo waral eh bien ñoom ñu ne du ci dal maintenant nguur gi comme dafa yàgg eh bien nguur gi dañu daan wax sax dañu wax naan nguur gi daa màggat ndax Lat Joor 25 ans mu jiit ko Kajoor daa mujj ñu ni moom du mag waaye nguur gi màggat loolee moo waraloon eh bien diggante bi Samba Yaaya màgg fi ci diggante bi Samba Lawbe màgg fi ci diggante bi kii nijaayama kii doomi ndeyam ci seen ñaari ndey bokk ndey ak baay la mais il ne pouvait pas accepter mënuñu woon a nangu moom mu sant Diop di yor Kajoor te ñoom ñu sant Fall remplir même conditions yi ñoom yi Lat Joor yi ci ndey remplir yoo xam ne remplir na ko ci baay te ñoom remplir Lat Joor moom remplir ndax Samba Yaaya kër ci Yaasin la dëkk ndax ci Yaasin Ngoone Dégéen mi baayam teeñ la sant Fall Samba Lawbe màcc la dëkk maanaam kër ca Ndeele la dëkk ndax baayam Calaw Samb màcc la dëkk te Xureja Mbooj ndeyam ak Lat Joor ñoo bokk ndey te bokkuñu baay kon un problème s'est posé ñooñu nag bi ñu màggee lam nu gootuñu ko topp te boo xoolee visiter histoire du Kajoor bu njëkk da ngay sant Fall bokk ci juróom-benni néegi garmi yi nekk ci Kajoor door a mën a doon dammel loolu la constitution bi wax ñii nag remplir nañu condition yi loolu moo waraloon problème donc ñoom mosuñu ko topp loolu nga tax moo tax nga jël Samba Lawbe wax Samba Yaaya d'abord ba ñuy def exil ba di dem Saalum déggoo ko ca ginnaaw bi la rocc ko moom Samba Yaaya te kat Samba Yaaya ndeyam ak ndey Lat Joor bokk ndey ak baay Lat Joor nekk ci ay difficulté dem Saalum wuti fa làq mook Demba War dem foofa ca Maba Jaxu ndax xamoon nañu Maba Jaxu ba Maba Jaxu di jàng Longoor kii la ñu xamante woon foofu ñu dem làqu defaral ci faat ba jekk dama ni la Samba Yaaya mooy Amari Ngoone Dégéen musuta nangoo topp leen bi màggee ndax dafa bëggoon nguur gi nga xam ne nguur a nga xam ne it li ma leen doon wax logique gu pouvoir bokkut ak logique benn ndax koo xam ne seen ñaari ndey bokk ndey ak baay Linguère Ngoone Latyr ak Linguère Demba Suka ñoo bokk Damel Mees Tend Joor ak Alsaan Wulu Njax mu nekk ci ay difficulté ba exilé wu dem nga jaar ca suuf bëgg a nangu li mu yor ci ginnaaw wax dëgg yàlla loolu bu ci dégg naa ne bu ñuy woy duñu wax loolu bu ñuy kañ jàmbaar yi ci la ñu koy boole alors ñu wal ko fi defe naa gouverneur bu ñuy wax Longueuil la xaw ma kooku la négocier ba ñu nommé ko Damel du Kayoor pendant que ñee ñu nga ci àll ba di xeexante ba ñu ñëbisee nag lañ ko daal di song fu ñu ko fekk rek diggale rek moom ba tubaab bi xam ne mënu leen a dékku ñu dindi ko ñu door koo dindi bi ñu ko dindee it diggante bi Lat Joor digganteem ak Demba War yàqu Samba Lawbe mi nga xam ne moom it ndeyam Xureja Mbooj mi ko jur ak Lat Joor ñoo bokk Ngoone Latyr ñu bokk benn muy nijaay lengem mu taxaw ci tànkam tem pour fam ngoogu ci la nga xam ne nguur arab lu ne def na ko bi dégg ngeen li ma la wax dama ne lu ne def na ko ku bokk ak sa ndey benn ndey moom itam mu nekk ci difficulté nga taxaw tem ci li mu yor nga nangu ko moom lii Samba nijaay lenga ben taxaw Samba Yaaya taxawu moom itam nijaaya di defante ak waxante ba pare daw làqu ci ginnaaw Demba am na ku ma wax ni loolu moom ce sont les discours d'intérieur benn góor bu bari xam-xam nee na ma am na bis xaw ma fu jóge woon di dem ba jote Demba War Lat Joor jote biñ jotee Samba Lawbe dafa daay ba guddi mu ñëw fekk Demba War fi mu tëdd mu def ko ab dox mooy descente de lii yeewoo tegi tànkam yem ci nii ko Demba War ne waay bisimilah ku may bëgg a dem waay mun ko déedéet maam kenn demul man mii la mun ko yow man mun ko Samba Lawbe moom Xureja Mbooj muy waaw waaw lu xew mun ko bëgg a falu rek Sall te xam ne boo ma jàppalewul du ma falu wax ko jàppale mu falu te booba daa xam ne daa xuloog nijaayam
mu ne ko dinaa la dëxañ ci jal bi ba ci say nopp. J'ai vu une lettre boo xam ne aussi gouverneur moo ko bind. Demba War ni je suis à Sakk Culture mais Louga da nga ma doon laaj yow gouverneur entre ma delloo si Lat Joor ak Samba Laobé mii comme Samba Yaaye ne fait pas le poids ku mu ci war a jël. Demba War ni ko bu doon man de Samba Laobé ngay jël kon moom it moo ko jàppale ba mu teg ko di nag moom ay archive la bokkut ak waxtaan yi parce que histoire itam bala nga ko xam da ngay boole ñaar yëpp doo yem ci liñ lay wax ci seen kër képp wala ngay jël archive yi di dégg xam da ngay xool boo leen confronté rek xam ni yenu maar li wóor te wóor mooy Demba kii Samba Laobé moom itam bi ñu dindee Samba Yaaya daal di koy wutal li ñu koy wax nu ñu koy waxee ci wolof daanaka sama ndey daa am salaire la ab salaire dañ ko jox dañ koy wutal aw defoon nañ ko voilà ma jooju waaw dañ lay jox un certain nombre de villages yoo xam ni ñu di la fay l'impôt di la jox ay kii ay avantages waaye nag tu deviens une captivité du colon moom def nañ ko ma jooju diggéen ko du moom Samba Yaaya def nañ ko ba nga xamee ni loolu am na ñu fal Samba Laobé nekk ci ak tubaab bi waaye Demba War ko doon appuyer ndax boobu digganteem ak Lat Joor li nit ñi comprendre lu aussi mooy Lat Joor nekk na fi 7 ans yooyu du dammel ndax kere ba mu destitué ñi ma àndal ñëpp la noppee nekk dammel. loolu tegal sa baaraam foofu. waaw li ma fi bëgg a leeral mooy Lat Joor bi mu bàyyi ko Saloum ñu delloo ko ci ndammel gi ci 1871 mën nañu wax ni Lat Joor fukki at la fi doonaat dammel ndax en 1879 ci la signé ak gouverneur nungul ko raay bi ñu teg ci ñetti at 1882 mu ni raay bi du fi am kon de 1882 Lat Joor doonatul woon dammel moo tax sëñ Mor Anta Sali bi mu ñibbee àjjana ci 1883 te ñu denc ko déqale dafa am ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ni mag ña fa nekkoon dañ ni sëriñ bu mag bi demal jaale ji Lat Joor dammel sa waajur ngir mu teg la fa mu tegoon sa waajur ba ñu wax ni ci la bind xasida xaaloolu yërkan googu te loolu sëñ Mor Anta Sali bi muy nelaw booba Lat Joor doonatul woon dammel Lat Joor à partir de 82 mi ngi doon wër loonte ak tubaab bi doonatul woon dammel bu fekkente ni doon nañ ko yebalit mën nañ ko ni ndax sëñ Moussa Ko moom def ni demal ci wunti wuur ya maanaam kon demal ci ki fi doon dammel waaye nag li ma bëgg ñu préciser moom mooy jamono jooju Lat Joor doonatul woon dammel ndax Lat Joor à partir de 1882 bi ñu tàmbalee liggéeyu raay bi mu ne du fi am ci la noppee doon dammel ni nga ko waxee. voilà c'est ça donc période boobu c'est une période bu trouble la bu jafe ci moom la waaye nag li gën a mën a mat a du dama koy tagg mais li gën a yéeme ci moom c'est que musta wéet benn yoon ba ñàkk jot musta jaaxle it ba ñàkk jot parce que man gis naa ci benn thèse bu koy jéem a jubale ak Demba War booba tey xoolal rek agressivité yi mu jarbaati boppam kontar nañ ko doomu ndeyam kontar ko mu xulóor ak Demba War dameelaa bi ñu nangu ko ñu ñame fee buñ ko nee dañ leen di jubale dani na Demba War ñu ngi ci man maay dameel teen man mii maay dameel teen kon nag man mii bu ko amee kuy déplacé wu moom mooy déplacé te bokkul te boobam mi ngi koy ragalal Amadou Cheikhou daal si ko ndax am na bis jamono bu nga xam ne bii béréb kumba bi nga xam ne mooy jur Demba War dafa gaañu ca jompi ba ñuy jaar dëj ba ñu yaakaar ne Amadou Cheikhou dana ñëw attaque si leen ndax mën na leen mais il est resté quand même malgré tout ça il est resté dur mais à partir de 1879 en fait damee laa mun ko ndax loolu bi ñu fi namee Samba Laobé dameel Samba Laobé lañu sànte mu tere ko Kajoor su nañ ci ñëw ci kanam waaw tere ko Kajoor jógee na Jolof ñëw fii ci njaañ njag gii ci ginnaaw la ko Samba Yaay dogale nijaayam ñu ko doo fi dugg loolu am na fi kon Lat Joor jóge na Saloum Lat Joor ñi mu àndaloon jubootul ak ñoom ba moo tax am ñu wax ni li mu nungu woon raay bi bëggoon
bu ñu jëmee ci kawam tubaab yi jàppale ko ndax booba wéet na ni nga ko waxee waaye en 1882 bi mu ne raay bi du am jurub boppam ki nga xamante ni bii mooy doon ay géttam ak yooyu tubaab yi jël nañu ko ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru février 1883 gouverneur bi fi nekkoon di René Servetus joxe na ndigal ngir juruk Lat Joor jur su ma waxee jur mooy nag xar ak béy seeni gétt ak moom ñi ànd ak moom te loolu c'était en 1883 mooy li ma doon wax léegi at moomu ci la suñu morante seeni nelaw yóbbu nañu jur googu yëpp Ndar ngir jaay ko document bii ngeen di gis mooy document bi nga xamante ni ci la ñu doon jaay juruk Lat Joor gi ni nga ko waxee bi ñu follee Lat Joor ñoom jël nañu Amari Ngoone II di Samba Yaaya ngir def ko muy dameel bi Kayoor waaye moom itam li daloon Majooju Degen Majooju Degen li tax ñu delloo woon nguur gi Lat Joor en 1871 gisoon nañu ni daal li ñu bëgg mënu ko punch bi war pour mën a administrer Kayoor jiite ko gisuñu ko ci moom Amari Ngoone II itam loolu moo leen dal ci moom bañ ko falee rek muy Samba Yaaya Samba Lawbe jarbaatub Lat Joor jóg na ngir bëgg a këf nguur gi ci moom jóg di dal ci kawam ba ñu jàpp ko fii yóbbu ko Saint-Louis nga xamante ni nga ko waxee Demba War Sall moo dem wax ba ñu bàyyi ko ndax dañ ko bëggoon a atte tëj ko wax ni dañ koy faat kon gisoon nañu ak njàmbaar ak matam tubaab yi seen intérêt rek moo leen ñor ñu ni kon nañu folli Samba Yaaya te fal Samba Lawbe jarbaatub Lat Joor boobu kon Samba Yaaya noonu la nekkee Ndar xamul ni dañ ko faa téye ba debb sukk waajuram wu jigéen bi mu faatoo mu war a dem jaale ji ko te bàyyiwuñ ko mu dem ci la xam ni moom mii kër ndekete sagoom bàyyiwu ko Saint-Louis ci la dem tubéyam ji mu soloon mu sol ci ay xeer yu mag a mag a mag dem ca dex ga xaru kon ni nga wax léegi tubaab yi am na aspect maanaam ni Kajoor doon dox ci diggante Demba War ak Lat Joor ndax gis nañu ni pouvoir yëpp jox nañ ko Demba War lu ñu mën ci yàq seen diggante ñu def ko tubaab itam noonu lañ doon def ndax ni nga ko waxee sa nijaay bokk ak sa waajur wu jigéen lépp tey nga dem la mu yoroon nga ni maa koy jël te suñu aada ki nga bokkal ki bokk ak sa baay ndey ak baay sa baay bu ndaw l'islam may na la bu yoree soxna bu ko waccee nga takk ko araamu la waaye sa ngor ak sa aada mayu la ko waaye li nga wax léegi ni nguur baaxul Samba Lawbe li ñu nangoo ci nijaayam moom waxuma la naxaar ñu jox ko waaye ma ngi koy bëgg a jël te ci kanam danañu ci ñëw ci traité bi nga xamante ni bii le 28 août 1883 la ko signé ak tubaab yi ngir Lat Joor dootul jaar biir Kajoor génn nañ ko fa dinañu ci ñëw ci kanam kon daal mel na ni Lat Joor bi mu jógee Saalum signé ak tubaab yi ngir raay bi ñëw Kajoor en 1879 ñetti at lañ ca teg en 1882 bi ñu bëggee tàmbali mu ne raay bi du fi jaar ci la tàmbalee am ay jafe-jafe àndatul ak Demba War Sall ñi sant Fall bëgg nañoo jot seen nguur ñoom itam jàmb nañu ko kon mën nañu wax ni jàmburi Kajoor yi nga xamante ni ñoom ñoo daan fal dameel ñoom itam gisatuñu seen bopp ci nguur gi yeneen néeg yi nga xamante ni ñoo bokk Déthié Fo Ndiogou ñoom itam ay lim nga ko fi ay sooño ay gërmi lañu ñooñu ci dammeel dafa war a génn ci ñoom waaye gis nañu ni néegu géej moo monopoliser ndammeel gi moo fu sax ci ñoom ñooñu itam gisatuñu seen bopp ci yëf yi ba yooyu yëpp mën nañu wax ni wëlbatiku nañu contre Lat Joor kon bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni bii Lat Joor doon na ko am lu jiitu deqale kon li nga waxoon léegi daal Lat Joor jàmburi Kajoor yi gisatuñ ci seen bopp Lat Joor Demba War ak bokkam yi mu joxoon ndombay tànk yooyu gisatuñ ci seen bopp waaye bokkam yi sant Fall aussi gisatuñ ci seen bopp ba ñoom ñëpp bokkoon ci force Lat Joor doole Lat Joor ñu doole jooje mel na ni Lat Joor ñàkk na ko kon dama lay delloo kàddu gi rek bala may ñëw ci traité bi nga xamante ni bii li ñu ci ñor rek mooy article numéro 4 bi nga xamante ni dameel Samba Lawbe reconnaître na ni assuré leen ni leen sama nijaay Lat Joor dootu jaar ci Kajoor dàq nañ ko dootu fi jaar sëñ Sandoone. c'est ça donc bi ñu toogee wiita isolement boobu ko daal nga xam ni tàggoo naa ak Demba War ak tàngam yi tàngoog jàmburi Kajoor yi tàggoog néegu ndeyam kër baayam bon yàgg la tàggoog ñoom mu wéet nag moom képp da doon
te ñi mu daan àndal mu ñu jëndee woon ci ñu ci bari mu di xaali ma jaxati kala ak ma sëkkandoo yo baaw ñooñu itam mënuñu woon a dékku ñii donc tay daal di am nag di am mooy loolu lépp it nag bu leen fàtte ni tubaab bee ko organisé de ndax tubaab bi day leen daan rambaaje rek diviser pour régner bu dee Demba War danaa la signal yow danaa la defal lii booy bala maa fal kenn yow laay fax dem ca kenn ko yow laay waxal bala maa wax moom mujj na mu fexe ba dox seen diggante bu njëkk nag mënu ko woon ndax bu njëkk ku mu ci waxal nga wax ak moroom ma kenn ku ne dafa joxoon moroom ma la mu war a moom bi mu demee nag ba xam ni nag fexe ne ba dugg seen diggante loolu yéen ñii di ay xale di politique baa ngeen def leneen da ngeen xam loolu ci àddina waxtu wu la sam noon mënulul comme ni xale bi wax day jaar ci day seet ki la gën a jege mu jaar ci naa ni Youssou Ndour ko day seet ki la gën a jege mu jaaree ci ba yàqal effectivement tubaab bi dafa dox ci seen diggante kenn ku ne dem ci Demba War ndax wax dem ci Lat Joor dem ci jaamuru Kajoor yi moonte ñi nga xam ne ñi waroon nañoo am te amul tudd jarbaat yi ak doom yi ñoom it mu jaxase leen ne leen yéen a war a sant faal ba pare yoru leen dara et cetera loolu moo waral finalement mujj yëpp yàqu quoi moo waral jàqale duñ ko daataa dem daanaka booba daanaka nag neexutu dara des bi muy dem de xale doonatul woon Damel non nekkatul na depuis 1879 bi mu destitué armée bi yëpp li tax destitué parce que boo destitué Demba War bu naa ma Sangoone Ibra Fatim Sarr ñoom ñëpp mu destitué leen jaar ko Samba Law bi buri ñi nga xam ne ñëpp wadaabe bi mu ma ko dégg ñëpp mu dindi leen ku ko dese mooy famille bopp ak doom yi boppam te doom yi xale lañ parce que nag 42 ans la de doom ay taawam boobu am ci bari nag am na ci ñu am 20 ans bariwul xale yi ndaw lañu mu wéete ak ñi nga xam ne ñi nag ñoo doon parti bi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ñoo ko daan jàppale di kontarante ak ñooñu nag mënuñoo dékku ñeneen ñi ci rek tubaab bi itam xam ne nag jekku na ko voilà tout le problème waaw mel na ni 1879 ba léegi Damel bon peut-être ci kaw nii rek. Damel la woon mais booba. fal nañu Damel Samba Laobé mu nekk na fi. waaw Samba Laobé nekk na Damel parce que Samba Laobé ba moom la ñu jëkk a rey comme Damel te suba sañu dem rey Lat Joor. waaw booba Samba Laobé Damel booba Lat Joor du Damel. 20 jours moo dox seen diggante comme ni nga ko waxee Lat Joor en 1879 bi mu signé raay bi te Xaalima Jaxate Kala moo def signature ba ak cachet tampon wu Lat Joor booba mën leen ni tubaab yi rek la dese ni ma leen ko waxee léegi ñu bari nee nañu booba bëggoon wéeru ci tubaab yi ndax am na parti bu mu ñàkk ci pouvoir am muy jàmbur yi ak ñoom kàngam yi ak Demba War ñoom léegi tubaab bi moo ko dese kon de 1879 tubaab yaa ngi ko doon jàppale ba indi seen matériel nag ba ni dañuy tàmbali 1882 nag la ko tubaab yi nii da nga nuy abal Kajoor ci la ñu fal Amari II Samba Yaaye Fall li ma leen ko waxee léegi Samba Laobé jóg ñu gis ni moo gën a taxaw moo ëpp fit moo gën a num turati ñu dem fal ko def ko Damel kon biñ ko falee Damel signé na ak ñoom benn traité ci le 28 août 1883 traité ba la nga xamante ni bii moo ma ca gën a ñor mooy traité ba fukki article la waaye article bi ma ci gën a ñor mooy article numéro 4 ndax article numéro 4 ba dañuy wax ni Lat Joor est à jamais exclu du Kayor. Samba Laobé, les Jambour et les captifs de la couronne s'engagent à lui interdire formellement l'accès kon Samba Laobé signé na moom ak jàmbur yi ak beneen partie bi nga xamante ne bii Lat Joor ñàkk na ko ni nungul nañu tubaab yi ni leen Lat Joor dootul jaar Kajoor ndax wax naa léegi ni nit ki mun leen a bokk parti ngeen di xëccoo ba noppi muy def campagne nga di ko campagne le loolu du woon logique pour que ñooñu ñàkk nguur gi jàppale waat Lat Joor ngir mu falu xañ na Samba Laobé comme ni nga ko waxee léegi
ndax Samba Laobé itam ba ñu ko falee en 1883 doon na fi dammeel ñetti at ba 86 waaye dammeel ga itam bari na ay yëf-yëfaan ndax xeex na fi ak Albouri ba ñu alamaan ko fi alamaan boobu dañ ko woon yaay fay xare booba Albouri moo ko ca gañe waaye ba mu ca jógee nunguloon na tubaab yi ni leen impôt bi nga xamante ni commerçant tubaab yi daanañu ko fay dootu leen ko fay waaye ba mu jógee ci xare ba mer ci la delluwaat di fayu tubaab yi maanaam impôt boobu ba dem fii ci waawoon ñu yebal benn détachement dem ngir waxante ak moom mu bañ ba la ca xew ñu faat ko ci juróom-benni fan ci weeru octobre 1886 ñaar fukki fan lañ ca teg xeex Déqale kon Déqale bi ñu koy xeex dammeel amatul woon ndax Samba Laobé mi nga xamante ni moo doon dammeel tubaab yi faat nañu ko tàggale nañ ko ak nijaayam mais faat nañu ko kon ñaar fukki fan yi dox diggante Lat Joor ak Samba Laobé dammeel amatu fa woon kon bi ñu ko faatee Lat Joor nag jóg na ndax ni nga ko waxee jàmbaar la joo xamante ni wéet du woon tax mu découragé teewul ba tey ña ko toppoon bu ñu tolluwul dañu toll woon ndax tubaab yi wax nañu ni bi muy ñëw Déqale juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñett la àndaloon bi muy daanu moom ak ña fa faatu moom ak ñaari doomam bokk nañ ci ña nga xamante ni ñoo daanu Déqale kon Lat Joor jëlee nañ ko ci nguur gi diviser pour régner féngale nañ ko ak ay bokkam fal nañu ab jarbaatam faat nañu jarbaat ba di Samba Laobé Kajoor amatul ab dammeel kon ñaar fukki fan moo dox diggante Samba Laobé ak Lat Joor kon li nga waxoon léegi tubaab yi mën nañoo jàpp ni diggante Demba War ak Lat Joor merum waa Kajoor ngir gis ni liñ ko jox ci pouvoir dafa bari am na ca waaye itam diggante Lat Joor ak waa Kajoor itam ñi santoon Faal te ñu gis ni seen nguur Lat Joor da ko yor te yàgg ci lool ba nga wax ni nguur gi dafa màggat loolu itam amoon na ci kon lan ngay indi foofu ndax ñetti minutes moo nu desee ci troisième émission bi. loolu bi mu amee naturellement dañoo décidé ne dañ koy génne Kajoor waaw boobu moom la wax ne moom Kajoor du ko génn ndax Kajoor moom moo ko moom moo doon dammeel te ñoom ñii ñu koy génne moo leen fi gën a dëkk kon nag du génn Kajoor loolu waral mu dem Déqale dem na ci peut-être ci maam borom Touba am lu mu ko gis nga bàyyi mën ko déedéet kon ma ñaaw je crois de son mérite def na ay erreurs comme tout homme d'action agir rek yaa def waaye nag wax dëgg yàlla jàmbaar la du bàkk dee gaa ngi nii xam nga loolu moom daa mat di calculer waaye tey jii da ngay dee mu wóor la ne ñi ngay xeexali ñoo la man parce que ñëpp bana ko amatul kenn ku ko def ñooñu ko toppoon sax ba ñu dem ba ci yoonoo ñu ci bari dañu ba ñu xëyee cil maxa bañ daataan dem ca Déqale wañu ko waat parce que bi mu daataan dem da leen di ku bëggut ko dee du ma topp waaye écoutez ñu bari ñu wañu ko ñu bare ñoo xam ni xam nañu leen ñoo wañu ko nga mu dem ñu rey ko bi mu demee je crois que def na ak njàmbaar naa li ci mën a wax mooy def na ay erreur ci 25 ans de gestion ko def na nga def ay erreur parce que erreur bi mooy man nan laay mën a amee lu mat 5 ou 6 colonels yoo xam ne ay généraux ñoo ma dal ma xëy di leen dindi benn yoon te nekk ci période boo xam ne dafa xeex rek foofu nga dem erreur la fi def kon erreur am na Lat Joor loolu tubaab yi Faal nag ak ñoom ba tey tey ji sax boo toogoon di wax ci am ak ñi sant Faal wax ñu ne ñun ñoo war a nekk dammel ba tey ndax Faal la war a Faal la war a sant waaye boo fekkee ni ku sant Faal war na koo mën a yor donc la démocratie s'annonçait déjà était mu ngay pointé kon mu mel ni sama technicien may def xiñ ma ko mënut dañu seet ku ko mën développé temps baa ngi jeex bi ñu dese woon kon Lat Joor li tubaab yi wax ni il préférait mourir que de vivre dans le déshonneur ndax su fekkoonte ni
bi ñu ko jëlee ci nguur gi bi ñu ko jëlee ci ndameel gi mënoon naa dem Bawol wala mu dellu Saalum wala mu dellu feneen di dund ci lu àndul ak nguur, vivre dans le déshonneur, waaye moom li mu préféré woon mooy Kajoor sama suufus maama su ngeen ma fo naree def nii dinaa wëgge suuf si sama deret. kon loolee moom la wéyal ba ci le 27 octobre 1886 ci la daanu foofu nga xamante ni mooy Dexële. mbokk yi kon fii la ñuy yemale 3e émission bi. 4e bi incha allah bi dinañu ñëw nag Lat Joor daanu na Dexële am na nguur goo xamante ni joxoon na ko Demba War ak ay bokkam muy ay ndombay tànk. léegi nag émission bi des mooy ginnaaw Lat Joor nan la Demba War wéye woon ak ñi fi nekkoon ndax ginnaaw Dexële Damel amatul Kajoor dañu ko def juróom-benni province. kon incha allah bi ak le député Sangoné Sall danañu ñëw ak yéen ci suñu dernière émission di 4e émission bi ci Demba War Sall ginnaaw Lat Joor. mbokk yi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen dox daje ci suñu ñeenteelu émission diggante Lat Joor ak Demba War Sall. waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu jëlee Sénégal ñii génn gàddaay far Demba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xam nañu saamu yi cere bi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse def ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën lam de julbeere ñooro rey nag ki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo dem rey nag almaami Abdu Bukar